vrai qu'on a fait des réalisations en tant qu'acteur de développement parce que au-delà de l'acteur politique bu ma nekk damay yëngu ci développement am benn association bu ñu naan ADI association pour le développement de Yeumbeul te yàlla jàppale ma ak samay partenaires on a pu réaliser beaucoup de choses à Yeumbeul sur le domaine de la santé par exemple. On a eu à offrir 2 ambulances médicalisées à la maternité de Yeumbeul benn bu ci njëkk mooy on l'avait fait en 2015 parce que dañ gisoon ne Yeumbeul moment boobu amuloon ambulance jigéen ñi nga xamee ne dañ doon accoucher da doon metti ci ñoom trop sage-femme yi dañ leen doon jël di leen yàpp ci ay kalandoo di leen yóbbu te nit nekk ci ay jafe-jafe lu toll ne suñu yaay suñu sœur yi ñu leen di jël di yàpp ci ay kalandoo ay taxi di leen yóbbu mu nekkoon loo xam ne vraiment sage-femme bu fi nekkoon da ko doon joytu yàlla def ak samay partenaires yi ma jotoon waxtaan ak ñoom ñu jotoon leen indil benn ambulance médicalisée en 2015 yàlla def ñiy dem di dem ba benn moment ambulance bi commencé panne parce que ambulance bu deuxième la woon ci weer yi passé y a de cela 2 mois ñu joxaat leen beneen ambulance bu bees ambulance médicalisée d'une valeur de 35 millions jagleel ko waa Yeumbeul bon ci côté santé aussi tamit bëri na ay matériel yoo xamee ne jox nañ ko district yi nga xamee ne ñoo fi nekk poste de santé yi nga xamee ne ñoo fi nekk lu ci mel ne ci maternité bi aussi tamit joxoon nañ leen benn échographie matériel échographie boo xamee ne tey jigéen yu bëri dañ doon génn di dem ay Kër Massar ay hôpital Dantec di fa def ay écho waaye yàlla def aussi tamit ñu indi leen ko fii ci maternité bi d'une valeur de 8,5 millions jox leen ko jagleel ko jigéen Yeumbeul donc joxaat leen aussi benn matériel cryothérapie buy détecter le cancer du col de l'utérus parce que dañ jàppoon ne dañ gis ne Yeumbeul aussi dafa bëri jigéen yoo xamee ne vraiment cancer col de l'utérus da leen sonaloon trop te mu am benn appareil boo xamee ne tey dafa jafe ci Sénégal appareil boobu da ngay gis ne nit ñi dañuy jóge dëkk ak dëkk pour mën a ñëw ci hôpital yu mag yi di jël ay rendez-vous di ko fa def ñu indi leen ko nag Yeumbeul ak partenaires yi nga xamee ne ak équipe bi nga xamee ne ñooy ànd ak man yàlla def aussi tamit ñu indil leen matériel cryothérapie bi d'une valeur de 4 millions de francs indil leen ko jagleel ko waa Yeumbeul donc indil lañ leen fi ay garab ay médicaments ay matelas pneumatique indil leen ay ventilo ay climatiseur pour maternité bu Yeumbeul poste de santé yi nga xamee ne ñoo fi nekk aussi tamit bëri na ay poste de santé yoo xamee ne tey aussi yóbbul nañ leen ay appareil may leen ko yóbbul leen ay garab aussi tamit jox leen ko lu jëm ci côté dispensaire catholique bi nga xamee ne moo fi nekk dañ koy wax kër sœur yi ñoom aussi ku leen xam ne vraiment dañuy jàppale askan bi parce que kër sœur fu mu nekk rek daanaka ñu si ëpp ñi nga xamee ne ñoo fay fréquenté ay ndaw la ñuy doon yàlla def aussi tamit ñoom aussi ñu jotoon waxtaan ak ñun ne bu ñu sañoon ak suñu partenaires yi ma jàppale leen ñu mën a am benn labo chimie buñ fi def parce que ñëpp lañ gisoon ne ay analyse boo koy def da ngay dem ci hôpital yu mag yi yàlla def bu ñu ko jooytoo tamit il y a de cela 2 ans ak ñi nga xamee ne ñoo nekk ci kër sœur yi ma demoon waxtaan ak ñoom indi leen ay appareil labo chimie léegi kuy defati analyse soxlaatul ngay dem ci hôpital yu mag yi waaye boo demee ci kër sœur yi boo demee foofu da nga koy def foofu tamit lu ñu fa dugal ci ay appareil labo chimie bu ñu ko xaymaa ci xaalis mat na 6,5 millions ak ay yeneen tensiomètre glucomètre bëri na ay appareils yoo xamee ne def nañ ko foofu bu ñu jugee ci côté santé aussi tamit mën nañu wax ne sur le plan social aussi parce que bëri na ay xale yi nga xamee ne dañ leen jox ay bourses fii ci Yeumbeul ñi nga xamee ne seen waajur yi seen am demeewul noonu ak partenaires yi aussi tamit ñu fexe on a une dizaine d'enfants yoo xamee ne tey partenaires yi ñoo jël en charge seeni bourse chaque année ñu leen di fayal ñu jàng di am vraiment ay notes am satisfaction totale ci loolu donc daara aussi dañuy liggéey ak daara yi parce que bëri na ay daara yoo xamee ne ñu ngi liggéey ak ñoom surtout ci côté ASECNA bi bëri na daara yoo xamee ne tey am na si ñoo xamee ne vraiment am na yenn daara yoo xam ne dañuy dem ci ñoom di leen wax ne seen toilette yi seen nu ñuy dundee aussi tamit ñu xool nan lañ koy mën a améliorer
di leen jox ay dund di leen jàng ci côté alxuraan bi lay gën a gis waaye dañu am benn programme boo xamee ne tamit alphabétisation la tey ñun dañuy dem di jàngal xale yi nga xamee ne ñoo nekk ci daara yi français ba ëllëg aussi tamit ñu mën a bokk aussi tamit ci ñi nga xamee ne tamit vraiment dañuy am yaakaar ci ñoom donc beneen bi aussi tamit ñi ngi accompagner les acteurs sportifs parce que tey au niveau du REFI le réseau des écoles de football de Yeumbeul tey xëy na yàlla def na aussi tamit maay le président de REFI nga ni si daaw ak 13 écoles de football yi nga xamee ne ñoo nekk ci Yeumbeul école de football bu si nekk jox nañ la 2 jeux de maillot jox la ay bal jox la ay matériel ay polo ainsi de suite te loolu yëpp aussi tamit ginnaaw yàlla aussi tamit def nañ ko fi ak partenaires yi nga xamee ne ñoo nekk ak man donc su ma naree lim vraiment day bari na lool bari na lu ci bëri ñu ngi koy dimbali waaye Yeumbeul te pourtant nekk woon ko moo tax mais dañ ko def parce que on n'a jamais eu de poste de responsabilité sur le plan politique waaye développement bi nga xamee ne moom la ñu def aussi ak bëgg Yeumbeul bi nga xamee ne moom la ñu bëgg Yeumbeul lépp loo xamee ne def nañ ko tamit suñu bopp lañ ko tamit defal parce que xaaruñu rek ba élection ñëw ñu jug taxaw ne waa Yeumbeul def nañ lii def nañ lii def nañ laa xëy na ñu ngi ko doon def te ñu bëri sax yëguñu woon ne sax yii nga xamee ne moom laa ko tudd ñu ngi ko doon def xëy na ci ginnaaw gi la ñu bëri gëstu ci ginnaaw gi la équipe bi tamit de communication bi taxaw nag ne nag il est temps que tu n'es pas maire mais tu as fait mieux ton bilan donc moo gën a baax bilan maire bi nga xamee ne moo fi nekk loolu nag vraiment gën nañu motiver ak waa Yeumbeul ñëpp nu ñu tamit jugee ne il est temps que nga taxaw pour laaj mairie bi ba bu ëllëgee projet yi nga xamee ne moom la ñu am parce que tamit xëy na lu may tudd as néew bëri na bëriwul li nga xamee ne moom lañ def peut-être dafa yem ci signature entre association bu ma yore ak ONG Hanwoo Africam bi nga xamee ne tey ñoo nekk au niveau de l'Espagne ñun ñi nga xamee ne ñoom ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi nga xamee ne moom la ñuy liggéeyal waa Yeumbeul waaye dafa am loo xamee ne aussi tamit c'est entre mairie et mairie parce que dama koy faral di wax il y a 2 ans de cela lors de ma visite en Espagne j'ai pu rencontrer le maire de Bougros ñu toog waxtaan mu ne ñu wax dëgg yàlla bëgg naa leen gën a jàppale waa Yeumbeul waaye da ci am ay projet yu mag yoo xamee ne c'est entre mairie ak mairie xëy na tey boo leen amoon possibilité tey yàlla jox leen mairie bi tey danañ leen liggéeyal dana am ay projets yu mag yoo xamee ne su boobaa dina mën a yomb ci signature maire donc may wax ne aussi tamit loolu aussi tamit danañ ko wax waa Yeumbeul ñu mën ko déggal seen bopp ñu xam ne rek am nañ chance am ay partenaires yoo xam ne que ça soit des partenaires espagnols des partenaires français yoo xamee ne tey ñoom dañ taxaw pour wax waa Yeumbeul liggéeyal waat Yeumbeul ba bu ëllëgee aussi visage Yeumbeul mën a changer